moom la fi bàyyi ci ak ngune mu poussé ba atteindre ba palier bi actuellement effectivement li mu wax moom dëgg la waaye làmb ji nee ne dem na ba toll foo xam ne dafa am loo xam ne doon koo séentuwutoon ci combat bii lan mooy doxalin wi nga xam ne moom la combat bi doxee bii waaye nag bettuma woon ndax plateau bu ma mës a toog sun ma laajee nee naa leen boobu du sama combat moo tax du sama combat li tax du sama combat ki nga xam ne aw maninam da koo bàyyi te nee na jubb ba nga daan watu démb ak bërki démb jubb boobu soo demee ba dindi ko kenn dootu la xàmmee Lac de Guiers xeex nan ko xamee limal naa la contre Batika limal naa la contre Khadim Diallo limal naa la contre Nees limal naa la contre Zos limal naa la contre Issa Pouye bu ci nekk day ñëw rek jëf li muy jëf diirub loolu gisatuma mu xeex gisatuma mu xeex ba keroog digganteem ak Eumeu Sène noonu la mujj demee ci mbër moo xam ne dangaa bëre ak moom match nul bëree waat ak moom mu daan la nga war a ñëw jàkkaarloo ak moom muy ñaar ñuy dàqe su ma jàppee tey ma dee ak su ma ko jàppee tey mu dee ñaar ñoom suñu jiitlee kan moo war a raw su ma jàppee tey ma dee ak su ma ko jàppee tey mu dee ñoom ñaar suñu duutee fan nanu war a jëm Lac moo war a ñëw wut si duma la xaar doonoo niil nu dellu si nga daan ma nu fayaat nu xaalis boo xam ne kenn mësuñu ko fay ci làmb pare ne la su combat bi jeex koo laaj ñu jox la man dinaa def effort foo nekk ma jëli la soo gisee ma ne ko da ngay bëree ak rëg-rëg faawu contact dina am moog rëg-rëg su ñëwul su ko xaaree tuuti rëg-rëg su ko dégloo gisu ko ma nga ca kawam ndax moo ëpp doole keroog xoolal moo gën a jekk ci gàllaaj moo ëpp doole gën a jekk ma sax wax na ko nee na am naa chance bi nu ma dóorul ma daanu ndax xam naa lu ma nekkee ak ba may ñëw mais moom nit nag su fekkee am nga doole te munoo koo jariñoo wala xamoo nu ni jariñoo sa doole soo taxawee ne ma 2000 lan ndax 21 mu ne roi des arènes wala waxul loolu barki dem 2021 roi des arènes di nga daan Boy Niang di nga daan Modou Lo bu Rock Énergie di nga daan Eumeu Sène di nga daan rëg-rëg di nga daan mbër yi fi taxaw doog a nekk roi des arènes te mbër yooyu yëpp ku dugg seen circuit bëgg bëri ak ñoom bala ngaa suttal di nga daanu Balla Gaye Eumeu Sène Boy Niang Modou Lo bu Rock Énergie rëg-rëg bala nga leen ni boole ci lenn ngemb di nga daanu ku nu jàppale rek moo fi nekk làmb ji kenn mënu fi nen alors xam naa dinañ ñëw parce que ñu ngi may signaler léegi papa maa ngi ñëwaat ci yow que dañ doon séntu weer bi comme ni ñu koy defee at wu nekk dafa mel ni sànq sax yaa ngi koy brève amaana ni que loolu la ñuy signaler ni que gisuñu ko kon sûrement koor gi mercredi lay doon. mercredi lay doon incha allah te ñu ngi ko doon xaar ñun ñëpp en papa. ma ne xam naa koor gi kon mercredi lay tàmbali incha allah parce que tey ñu ngi doon séntu weer bi mais gisuñu ko. waaw ah. waaw man de doom Fall laa sant waaye kooku sant Mbengue moom mu ngi nii ñoo ñu déglu moom jotee soo demee këram moom lépp nan lay taaj. ñu déglu leen ñëwaat ci plateau bi. gisuñu ko Kaffrine gisuñu ko Matam gisuñu ko fenn nulle part dans le pays gisuñu ko kon dañu jàpp ne dañuy mottali benn fan ëllëg insha allah bu gannaaw ëllëgee ëllëg di talaata bu gannaaw ëllëgee ci àllarba ji mu doon benn pan bu jëkk ci koor gi yal nañ ci yàlla yóbbu nu ñaanal kilifa ji voilà mu ngi noonu kon mercredi incha allah donc Père Gaston dafa mel da nga doon wax ni que suñu papa yàkkamtiwul koor gi commencé ah papa. ki Mbengue la sant moom ndogoon nañu këram ba tey moom ak Max Mbargane moom xam nañu ñun xam nañu. xam nañ nga xam doguma la. làmb dafay toll foo xam ne dafa demoon ba suux une année kenn déggul dara. ndënd sàjjiwul fii ñu bari toog nañ fi ñu ma daan gis ci làmb ji jooy. ne wax leen président Macky Sall ne fi mu ne dematunu mu metti woon lool. lool metti lool. muy def ay man-manam di yéeg di def ay dibi ba génnee combat
ñu ne ndax dina am sunu borom ne alhamdulilah rabbil alamina ginnaaw mesure yi nu wax yépp ne dinañ ko jël ndax Covid bi rik waaye na ngeen fexe ba jël ko stade bu toll ne nu tabax ko jàpp ko di ko duy ba kenn amatul foo dëgg ab tànk stade boobu gis nga ni meloon ndax mën nan maa indil stade bi génneel ma stade bi soo ko mënee Bakary Banora. maam Sidi génne leen stade bi père gis ko. père kon père pertul de. ah kon père Gaston pertul bi pare. Gaston lu nekk dina ko wax. xam naa sa micro. sa micro xam nga stade bi ni nga ko waxee ni mu Gaston sa micro mel ni dañ maa yéenewul ma gagné. perte sama perte maa rek la ñuy wax. dañ ko yéene mu gagné. man daal xam nga man Gaston production la mbay Godé Fall man fu ma tegee làmb liñ may wax ndax perte xanaa bi yoon perte mel ni man daal perte rek lañ may yéene. mais perte dañ la yéene xam nga yow. non perte rek en matière de mobilisation ak organisation nag quoi qu'on puisse dire il faut le dire. waaw pari organisation yu réussir nga ko macha allah stade bi keroog buñ koy xool ci vue aérienne bi. macha allah rien à dire mais dañ lay yéene. ñu bëri ñu ngi doon seetaan naan bii père moom yàlla bu mu perte. effectivement chiffre d'affaires yi lañ bëgg a xam. li may ñaanal rek mais xanaa bii pertul. waaw mel ni daal perte. mais bii moom perte moom xanaa perte. perte moom. père moom stade bi feesoon na mais dama gisoon ne également père ñi nga xamante ne ñoom ñoo di presse en ligne bi mu mel ni am na ñu bëri dañoo naqarlu woon lu tax nga zappé leen ci combat bi lan moo waroon nga doxalee noonu ak. dootu danaa ko ne di leen zappé. ndax lan. alhamdulilah ba nga ma laajee loolu xam nga àddina nit ñi dañu war a raisonnable te jàng liggéey et liggéey honnêtement xam nga man 92 ba léegi ñu bëri jaar nañ sama ginnaaw di dóor bu baax ci samay événement ñëpp xam nañu li muy jar ñëpp xam nañu li mu mën a indi léegi koo gis am na site di wuti vue di jëkkantey vue yu bari di jëkkantey ristourne ci yow dépensé woo dara nit ñi dañ ñu ngi ciy dund ci kaw nit ñi yow suñu sañoon ngay tëgg bis bu ne yow pertal ñoom pertul mais ñoo am meneen pexe mu nuy wut pour gagner de l'argent muy pay-per-view bi moo tax bii passé ma ni télé yi ma accompagne yëpp doon télé bii da ngeen di occulter l'international ku nekk bitim réew bëggee seetaan combat bi day fay ca beneen yoon ca loolu li tax ma fay loo may ko waa Sénégal parce que sama kàddoo ma jiitu woon ndax huis clos la ñu naroon def bi ne dañuy def huis clos ma ne comme engagé wu naa ba pare dama koy may ñi nekk biir Sénégal yépp fu nit toog soo amee TNT seetaan mais doo ko seetaan ci canal moo tax sama partenaire télé yépp dama leen ni kenn du ko seetaan ci canal nit ñi borom site yi commencé fay parce que ñoom télévision yi sax mënatuñoo liggéey lan daan am amatu ca télévision yi dañu am personnel ay centaines de personnes yu ñuy fay làmb ji di fay ay centaines de millions ñoom seen benn caméra su ndaw la ñu yor fees dell ci géew bi doo gis kenn du gis sax li mbër mi wala suñu ko bëggee defal dara ba pare ca di ci gagné ba pare ni nag ni kenn duñu empêché li ñu ciy gagné ñoo ngi koy suñu bëggee nañ tëgg làmb ñoom noonu ko di tëgg làmb sama làmb site dootu fa dugg ku ko bëggatee seetaan toog sa kër da ngay fay parce que làmb ji di ñëw même pay-per-view bi dañ koy def ci biir Sénégal. père yow kon business bi daal fu mu toll nii nga jiite. mais ku dul business sama doom ji buggaan di day business ana mu ngi toog foofu day business dafa jóge Ndar bi muy ñëw indiwul dara business ba yàlla dimbali ko yàlla na gën a bari mais lépp da koo def da koo teg ci yoon di ci créer emploi di fay pourtant mënoon naa yem ci site rek benn kii bu ndaw nga xam ne du leen fay du am benn employé di usurper ay image yu jaamu di yóbbu di ci am as tuut mais li muy def lépp pour fay ay personnel yu bëri la pour def bokk ci développement réew mi mais amee sa benn appareil bu ndaw kenn mënul tu la noppalu 1000 sites ci biir réew mi ba pare nag naa fekk yi bëgg leen a supporter di wax ni tax ñu loolu. mais Gaston pay-per-view boobu est-ce que du am ay inconvénients ci lamb bi parce que ñu bëri ñu ngi posé wu cette question. bii passé zéro faute la def. parce que dañ ko tegul woon ci yoon bi muy soog di door bon début bu ne dafa difficile bi muy soog di door dana am ay problème ay failles mais bii amul benn faille le contraire bii di bloqué nañ ci ay sites yu bëri
ñu bëri bloqué na leen fan yi yëpp ñu ngi may woo dimbali nu ñu débloqué nu te kenn laaj dimbaliwul du ma débloqué kenn bloqué nañ ñu bëri parce que ñun depuis Angleterre fa la ñuy bloqué ku ñu ko wala nga amee sa téléphone wala ngay jéem a live yu kenn xamul yooyu dañ lay bloqué da nga toog bëgg a liggéey doo ko man ñu bëri bloqué nañ leen am na ci ay sites yu mag yoo xam ni absolument bloqué nañ leen waaw benn instant sax déclaré woon nga fi fayit waaw ba taxoon nga génn ci làmb ji tey nga ñëwaat ñëw jël date yi gën a baax am affiche également yi nga xamante ne am nañu solo lool ci làmb ji. ñaamaguma tax waaw ci bi nga jot a am. le bi ma jot a am benn laa jot a am maa ngi nii amee dese ñetti combat wu ma dab. amagoo dab nga am Balla Gaye de Bombardier moo gën a rëy ci année bi amaguma dab. amaguloo dab mais nga am affiche yu am solo fan nga rootaatee ba taxawaat ba tëggaat combat yu nga xamante ne ay centaines de millions ñu ngi ko ciy tudd. am fit rek ak ñeme risqué ak am samay pexe. ak ci période bu metti aussi. ci période bu metti bi ma dugg ji am samay pexe. koo fi gis pexe yi rek lu mu doon. waaw pexe. Bougane ana Bougane sa pexe yi nga ubbee télé bi laa bëgg nga wax ma ko. fi mu toll nii Bougane toog mënoo di jël comparaison ci Bougane. yow la ñuy posé question. sama diggante moom xaju leen mais damaa bëgg mu wax leen. parce que yow yaa fi toog bu si Bougane toogee rek. ñu dama ni pexe am naa samay pexe pour bëggal réew mi na ma ci réew mi ñaanal pexe yooyu parce que man li may def lépp même su ma ci doon am ay milliards réew maa ngi bëgg kon boog bu nu bëgg a bëgg ba pare bëgg maa ñaane samay pexe nan ma bàyyi ak samay pexe comme ñoom ñu ngi ciy bëgg. ñu bari jàpp ne dafa am ñu nekk sa ginnaaw. dama ni ay ñu bari jàpp ne dafa am ay nit yu nekk non Fatou ay mbër a ngi ci nekk bu ko raay raayal ñu bari dañoo jàpp ne que état du Sénégal moo ko ngemb actuellement. non état bu Sénégal rek moom xam na fi ñu. xam nga Sénégal ku fi am dara ñu ne état la ngemb. gouvernement yi. ñu ni gouvernement la ngeen man état la ngeen Abdou Diouf laa bokkal. benn maam mu nekk fi président depuis pendant 20 ans mosuma lekk dërëmam. mais président. xam nga ne wax Ablaye Wade moom waxi nopp parce que faru moon ak moom Macky Sall sama rakk sama président la man ñëpp xam na ni liggéeykat laa maa ngi samay pexe nag ni ñëpp amay pexe man opérateur économique la apporteur d'affaires la mën naa lijjanti samay lijjanti même tey su ma état doon jox day fekk ma service rendu lan may jox mais pas ci làmb c'est important. donc am na service du nit ñi ci mbedd mi ku ci ne ku jóg journaliste bi mën a am service am keneen mën a am service te gas